asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle le samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal ki ñuy wax Khalifa rappeur nekk tamit rappeur wante tamit nekk activiste suñu daal di fas yéene waxtaane ponk yu baree bari soxal actualité bi ak engagement bi nga xamante ni am na ko Khalifa rappeur nekkoon na koo xamante ni da daan xalamal nguuru Macky Sall ak Marème Faye Sall jékki-jékki daal di changer casquette lu ni mel lan moo ko waral tey jii tamit ñu gis ni dafay dal ci ay nit yu baree bari ay autorités yu baree bari yu nekk ci réew mi lan moo waral lu ni mel lan moo ko ci mën a fekk est-ce que mesurer na conséquences yooyu la ak tamit saaga yi nga xamante ni mi ngi koy saaga ci internet bi yu bari daañu ko waxtaane ak kile di Khalifa Ba ñu koy nuyu di ko dalal jàmm. yashaay a'uuzu billahi minash shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billahi al-azim salaamun qawlan min rabbi rahimin ulama awqadu naaran lil arbi arfa allahu. Alors Khalifa rappeur la làmmiñu askan wi ma la sum waaji noonu naa fekk tos ñebe muy budbudi waaw di budbudi si dëgg ak si jàmm ak salaam fii si Rewmi FM. alors asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu sénégalais yëpp yuy déglu di nuyu sénégalais yëpp yuy seetaan ñu la nuyu yow Ndeye Comba bismillah. voilà ñu lay remercier si sa disponibilité mais rap Khalifa tous ñebe budbuti exactement lan la signifier. tous mooy dara lenn kenn dara amu fi lu dul yàlla ji kase fi nekk yaa ngi dégg waaw laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolay esprit tous dara du xew fi yàlla kase fi nekk. waaw maanaam faale wu kenn tous ñu koy wax depuis 2018 xam nga ñu ko dund ba booy ñuy fréquenté di ñu jël di ko yóbbu seeni koñ ba mu dem ba ay géwal way ko ak ay fecckat xam nga ñu bëgg ko sàcc tuddee ko seen bopp xam nga sénégalais yi xam nañ nu mu demee quoi mais tous ñun la quoi ñun ñoo ko yàgg dund xam nga ñun maanaam waaw tey say su ma nee ñun mooy maanaam esprit bi lekk man ak samay gars yi xam nga ñun ñuy maanaam gang bi lekk xam nga yaa ma gën a xam mafia bi waaw. ban mafia. waaw loolu waxin la xam nga su ma nee mafia mooy suñu groupe rek sama gars yi may toogal di dund ak ñoom di nekk ak ñoom xam nga la famille quoi. mais terme bi nan la ñëwee exactement. waaw nii léegi naturellement loo xamante ni gën xam nga parce que ñun ay doom Medina nañ. defu na ñu dugg si town bi xam nga waaw léegi nag xamal rek affaire bi moom ñëw na naturellement quoi. gars yi daal maanaam sa dëgg da nga koy wax lu mu la mën ti coûter tamit da nga koy wax. noonu la faale woo ci kenn. tous yàlla kase fi ne comprendre na waaw lépp maanaam yàlla ji la. alors bi gars yi ñëw sàcc affaire bi. ñëw maanaam waa tous tasar. waaw tous tasar boo déggee ñu ne tous tasar benn géwal xëy na moo ko jël. forcé ko booy yooyu noonu xam nga ñuy waaw moom ba si waayam sax mi ngi koy wax naan xam nga tous lakk na dëkk bi tous xam nga parce que ñun ñoo ko yàgg dund. maanaam da ko copier si Khalifa. non waaw mais mooy li ma la wax parce que xam nga su ma leen nee ñun. maanaam ñun du ñun kese. ñun xëy na ñun ay jaam yu xeebu nañ. mais loolu da nga si war a kontaan. waaw mais sax dafa neex. parce que xamul tax day wane ñun li ñuy dund dëgg la. day wane ñun li ñuy dund maanaam mi ngi jugee suñu xol di tàbbi si yeneeni xol. te loolu alhamdulilah yàlla may nañu ko parce que ñun façon sénégalais bu ne nañuy toogal façon sénégalais bu nekk nañuy rencontré di dugg fu ne si town bi xam nga kon bu ñu demee ba sénégalais yi maanaam di référé wu si ñun di jël suñuy kàllaama ak suñuy kàddu yëpp di ko def ay son ak yooyu loolu ndam la kañ sant yàlla la xam nga mais bi gars yi indee tous tasar bi jël affaire bi maanaam détourné ko waaw dénaturé ko bëgg wane ni affaire bi ay fecc la ay jonxan dafay affaire xam nga ñooy leen affaire bi du loolu esprit tous du loolu du négativité te du ay caaxaan ay dafay diversion nii non esprit tous bi vision la maanaam pour vision que ni maanaam yàlla kase fi ne pour ñu liggéey Sénégal mu jëm kanam comprendre na moo tax mu andi ñebe noonu la demee moo tax ma dolli si ñebe waaw te gis ngeen maanaam dëgg mooy mujj ñebe bi biñ si doolee ñebe bi dafa budbudi ba nii may wax ak yow ñebe baa ngi budbudi si réew mi te ñebe maanaam dafa yomb te dafa baax fer la day may deret te seerul tamit du dëgg
waaw gis ngeen ferñeent yi maanaam pour wane ni simplicité lu simple nu mu baaxee quoi àdduna boo xool yàlla lépp la yombal nit yi ñoo ñëw di ko compliquer waaw muy budbuti ndax budbuti bi mooy baatin bi waaw mooy maanaam lépp lu am si àdduna bi rek mi ngi budbuti di dem yàlla kasee xam lépp xam nga loolay tous ñebe muy budbuti waaw d'accord te yeneen i kalaama insha allah di leen ñëw yu bees waaw léegi Khalifa lu la dugal ci rap waaw rap à la base liggéeyal sama réew xam nga à la base parce que hip hop géej la noonu la demee hip booy xool mooy xam-xam dictionnaire géej loo xamante ne nii saa waay xam-xamu àdduna bi yëpp la tënk xam nga hop mooy maanaam côté musicalité bi ak bége bi xam nga moo tax hip hop rap mun nga rap si mbalax mun nga rap si asiko dancehall lu la neex nga rap parce que hop bi bàyyiwul dara amul frontière loolay hip hop hip hop ndax nekk na loo xamante ne nii maanaam àdduna la te boo demee maanaam lu si mel ni États-Unis gis ngeen hip hop bi nu mu amee doole te c'est la puissance numéro 1 mondial du dëgg États-Unis parce que seen hip hop am na lu muy contribuer ci seen réew parce que culture dafa am solo si réew yaa ngi dégg noonu la demee alors hip hop nekk loo xamante mun nañ fa jaaree defar réew gis nañ 2011 2012 mouvement Y'en a marre bi nga xamante ni hip hop la parce que ay hip hopeur kese si nekkoon gis ngeen ni ñu contribuer ak liggéey bi ñu defal Sénégal ba daaneel nguur du dëgg waaw alors hip hop dafa am lu am solo maanaam si contribution réew si développement réew xam nga noonu la demee. mais est-ce que yow léegi tey si tey nag yow waaw ñun moom personnellement ñu ngi contribuer si développement wu Sénégal. mais yow nan la ñëwee naturellement wala. waaw naturellement am na peut-être lu la dugal ci hip hop. waaw parce que xam nga hip hop affaire de medd la si medd bi ngay nekk gaama la sum waaye xam nga mu mën a ñëw si yow maanaam képp kuy hip hopeur hip hop bi buy dugg si yow dina doon lu dëgg loo xam ne xëy na yàlla ji si medd bi la koy jaarale ku si nekk nag am na jaar-jaar xam nga ñun yàlla def na town fii nii ay doom mét naa nañ mais jot nañ dëkk fu bëri man dëkk naa Fass Colobane dëkk naa Sicap dëkk naa Nord Foire dëkk naa fu bëri si town bi xam nga waaw koñ fu muy neexeex koñu noble yi fu muy wéetee man dara jaaxlu ma town muy bànneex ak nakar waaw ñun dund nañ lu leen si town bi alors ñu dem ba benn jamono hip hop bi yàlla def mu jaare si ñun dëgg la à travers sax dëgg la ay àndandoo comprendre na man tey si tey man dama mbapat man si underground hip hop dama si mbapat parce que dama yàgg ànd ak ay crew ay groupe de rap yoo xam ne ñoon yëngal underground bi concert yu am yëpp si temps bi leen daan woo ñu ñëw di yëngal ma leen di jàppal bac ma leen di bageel comprendre na bageel booy xool mooy awu comprendre na tey si tey ñu dem ba benn jamono Ziz tamit laadoo di benn bërëb boo xamante ni xëy na ba léegi mi ngi si underground mais incha allah kooku gëm nañ ni Sénégal na ko xami ndax talaam te yàggul dara ku si mel ni Daddy Wibson xëcc na ko si albumam xam nga pour ñu job parce que borom xam-xam la kàngam te Sénégal maanaam borom xam-xam yi ñu ngi fiy fees dell mais gars yi leen di xeeb xam nga waaw Ziz boobu bi ma ko doon bageel di ànd ak moom di ko bageel si concert yi ñu dugg si concert yu ne si underground bi fépp xam nga si laa dem ndax ba gën a jàng lu bëri ba si freestyle booy xool may ànd ak moom si moom laa dem ba maîtriser ko waaw seen rajo bi maa fàllu Rewmi FM daan naa fi ñëw freestyle jamono boobu Fata moo fi nekkoon ak ay rajo yu bëri fii Galsen dugg naa presque rajo bu ne jamono bi may nekk freestyler xam nga bi ma nekkee freestyler dama daan ñëw compétition gars yi na ma non doo bokk waaw di la xeeb non ban xeeb dañ ñaa man maa mag booy quoi xam nga moo tax ñu ne yow doo bokk noonu la demee parce que boobu gars yi xam nañ sama niveau freestyle man sama téeb laa doon yor sama baaful di dugg saawaay si taan bi dama daan ceene sax si boutique laa lay wax nii teg sama beat di freestyle gars yi wër ma barki alxuraan waa Gueule Tapée saawaay xoola ba si ay Delafosse gars yi xam-xam nañ et si ay dégg waaw ak taan bi fu ne dañ daan dugg tey si tey nag ñu dem mbapat si underground mooy lu ma la wax dem ba maîtriser rap 2015 ma génnee sama premier vidéo single Make Money 2016 2017 2018 2019 2020 ba 2021 amul année boo xamante ni Khalifa rappeur toog na te génnewul vidéo single mais Khalifa rappeur fi ñuy taxaw si début bi parce que question yi bari na te temps bi dafa gàtt mais mooy si sa début carrière dañu gis ngay way Marème Faye Sall waaw parce que xam nga tey si tey Sénégal
mooy lu ma la wax ñun bëgg suñu réew lu ñu yàlla natoo. waaw jékki-jékki waaye tey si tey maanaam comme ça. tey si tey réew ni muy doxee mooy lu ma la wax ku nekk am na si contribution ñu toog ñu di xaar suñu réew lu ñu defal dañuy xool lu ñuy defal suñu réew du dëgg. waaw bu ñu xoolee xam ne ñii nañ dénk suñu réew ñu xool première dame xam ni kat première dame bi mi ngi def yu baax yu rafet du dëgg ñu xool xalaat que ni xëy na ñu ngi doog a am première dame boo xam ni jege na askan wi nii ak yooyu noonu yëpp yaa ngi dégg mais tey see lu dul dëgg du yàgg mooy lu ma la wax waaw ñun dëgg nañuy dund démb di ko dund tey ak suba non déglu lekk non déglu lekk première dame ñëwul kees. parce que xamul tax mooy lu ma la wax non mooy lu ma la wax may la waaw tey si tey dëgg mooy mujj du dëgg maanaam première dame bi ma koy woy yaakaaroon naa ni ku dëggu la ku bëgg Sénégal kuy def te yàlla rek a tax la est-ce dégg te ñun woyu ñu nit ngir alal ñun alal jaaxaluñu am ko ñàkk ko saa nañ yamale ñun yàlla nañuy dund mais dafa neex rek tey si tey nit ki bu la defalee hommage surtout ñaari yoon loo xam ne yow nit musul la ko defal rappeur Sénégal musul woy première dame musul am lu gën a rafet boo ko dégloo nga jéem a même bu dee boo leen gisantewul sax appel sax wala message sax nga maanaam remercier loolu rek dafa rafet mais tey si tey baadoola rek lay doon ba keroog muy dee du dëgg. kon bi nga woowee boo dëgguwul bu fekkee yow li ngay def yow. nga ni yow da ngay def Sénégal pour ndawu Sénégal ak pour doomu Sénégal yi da ngay def pour Sénégal te du dëgg si yow te du maanaam defoo te yàlla tax da ngay def peut-être ngir politique wala pour am tur wala dara xam nga kon tey say genre yi rek la quoi xam nga keneen su kii da nga naan ak kii de xëy na lii la bëgg wala vision boobu ngay am. parce que mais yow kon première dame woowu la message yu la lijjantiwu la ak way yi ko waay son yi ma ko woy ñaari yoon yëpp ñaari son yi ma ko woy yëpp dégg na ko. waaw njabootam déglu nañ ko muy ay doomam ak ay frère am ak ñeneen. mais message yu wootewul ñëwul kees woowuñu ma faalewuñu ma. ñëwul kees waaw baal kees amul solo. garaawul bi ngay woy première dame bëggoon nga mu joxe dara. barki Maulana Cheikh Ibrahim su ma woowoon téléphone sax. waaw remercier ma si loolu. ma tóojoo ko xam ne kii góor la. mais su la woon pale jox la xaalis doo jël. déggoo lu ma la wax. waaw xaalis yow la jaaxal xëy na mais man jaaxaluma. man xaalis su ma fekk la may bàyyi man dara fokkul sama bët. waaw ok mais dama ni la maanaam même su ma woon téléphone wala mu message ma na ma déglu naa son bi kat merci beaucoup loolu rek wax ñaari kàddu yooyu kase déglu naa son bi merci beaucoup. loolu rek bu ko defoon ma xam ne kii góor la man nangul ko du dëgg xam ne kii li muy def pour intérêt Sénégal la man tamit def naa ngir yàlla. parce que man lépp lu may def ci yàlla rek a tax laa ñëkk def mais juum nga def si nit nga dem ba xam ni kii kat naka dëgguwul du kii mooy waaja parce que baadoola la dafa déglu affaire bi ba pare di jéem a ñun faalewuñ la ak képp koo mun tudd doon boo ñu faalewuñ la. yaa ngi dégg looloo tax nga jékki-jékki rek tourné rek di xeex régime bu ñun xaalis jaaxaluñu non dama dem ba xam ni. waaw ñii bëgguñu Sénégal non. lu bàyyil Marème Faye dama ni la. waaw man dama dem ba xam ni. parce que ñun si réew mi nañ dëkk di fi yeewoo chaque jour di dugg fu ne si taan bi xam réew mi ni muy doxee mais dañ dem ba xam ni Sénégal doxul Sénégal metti na jikko yu ñaaw yi ñu ngi gën a yokku mbonte yi ñu ngi gën di yokku est-ce que ay dégg ay discrimination affaire yu mës a am Sénégal di am Sénégal ay affaire de xeet bon yu ñaaw yëpp ñoom ñoo ko fi indi Sénégal fii ñu dem ba yeewu xàmmee ràññee xam ni ñii baaxuñu pour intérêt Sénégal xam ni ñii ñooy yàq réew mi ay baadoola nañ. ñan ñooy baadoola yi ñoom ñëpp muy Salmaki bi. ah waaw xam nga Salmaki moo tax ma tënk lépp ne Salmaki parce que Salmaki. yow léegi dafa mel da ngaa ragal waa régime bi de. waaw su ma nee Salmaki wala nga leen di nommé dañ koy xalaatal de. non xam nga Salmaki non déglu rek ñun amuluñu lu ñuy ragal ñun yàlla la ñuy dund ñun xam nañu mais su ma nee Salmaki mooy ñoom ñëpp parce que mënu ma fi nekk di leen lim. di leen parce que jaruñu sax lim duñu dara. tekkiwuñu dara. waaw ay arriviste nañ. waaw yaa ngi dégg du ma fi sax nekk di leen lim quoi. di leen may loo xamante ni yelloowuñ ko. waaw mais su ma nee Salmaki ñoom ñëpp la tënk. waaw dirigeant yëpp la tënk. régime bi fi ñëpp Z. bàyyi woo kenn. saa waa ji Salmaki mooy Salmaki quoi pour muy clair donte ni Salmaki bi. parce que lépp du bonandoo Sénégal nañ nekk. du dëgg am na si ñoo xamante ne nii maanaam ñu ngi xool maanaam seen yar parce que am nañ yar bu baax. am na si ñoo xam ne am nañ yar bu baax quoi. parce que booy dajale Benno Bokk Yaakaar am na si ñoo xamante ni ñu baax nañ. comme ñan xanaa dafa am ñu commencé di la jox ay affaire non déglul rek man dëgg laay wax ci yàlla rek a tax xam nga man sama sëriñ sax. waaw Benno Bokk Yaakaar boo ko dajalee am naa fa sëriñ. waaw
xam naa fa ñu bëri ñoo xam ne ñii ñu ngi liggéey pour intérêt Sénégal parce que kaa moom la bu ñëpp su ñëpp liggéeyul woon su ñëpp àndandoo maanaam di bon maanaam amul woon si maanaam Salmaké bi su ñëpp su amul woon kenn ku siy def lu baax wala di maanaam sax ruus sénégalais yi di jox cër sénégalais yi di def lu baax pour intérêt Sénégal kon askan bi màbb nañ bu yàgg lijjanti leen fii génnee leen fi bu yàgg du dëgg. yow léegi kan nga xëy na da si am ñu baax. non bëri nañ mooy la wax jërul ay nekk di lim. mais am na ñu ci Canada am na ñu si baax ci Salmaké bi. ma ne la am na si nit yu baax. mais nit yu baax yooyu sax booy xool malheureusement. amuñu benn envergure wala benn tour wala benn succès bu sénégalais yi di leen coow est-ce que ñoom kenn du leen dégg si dara. xam lu ma la boo leen déggee ren balaa nga leen di déggaat déwén te saa yoo leen déggee si lu baax nga leen di dégg musuñu am problème ak ay OFNAC ak suñu cour de contrôle yi nekk Sénégal est-ce que dégg te avant tey nii sax avant Macky Sall di falu sax ñoom xëy na tekki nañ bu yàgg est-ce que dégg waaw am na quoi loolu du ñàkk mais xam nga tamit nit da ngay wax dëgg ci yàlla tax mais Sénégal da ngay wax la ñu naan non xaa da nga jox xaalis demeewul noonu ñun dëgg rek nañuy wax ñu ne peut-être am na ci salle non non ñun dëgg rek nañuy wax non demeewul noonu non man dëgg rek laay wax non mais leeral la rek kenn joxu la dara non man dëgg rek laay wax mooy lu ma la wax man dëgg bi laay wax mais neel kenn am na joxu la suñu dara baax bàyyi kenn joxuma dara kay lan lañ may jox kenn joxu la dara bàyyi Salmaké bi lan lañ ko waay yow kenn joxuma doos nga naan maa waay yow bàyyi yow day bud nii sama kaw kenn joxuma dara waaw léegi Khalifa yow activiste nga wala doo activiste nan lañ mën a tuddee parce que yow léegi non léegi da nga génn si cadre rap bi carrément c'est vrai que je n'ai jamais revendiqué mais léegi da nga génn si cadre rap bi sol man musuma revendiqué ne activiste la ñoom au contraire sénégalais yi ñoo naan kii activiste la ñoo ma naan activiste du dëgg. non yow moo tax ma laaj la affaire bi. waaw mais parce que man porteur de voix la man damay wax di waxal askan di waxal réew boo gisee làmmiñu askan wi maanaam askan xam nga làmmiñu askan wi mosoo ko dégg de. waaw nguuru Abdou Diouf a ngi fi nguuru Ablaye Wade ba si nguuru Senghor sax nguuru Macky Sall. képp kuy sénégalais biir Sénégal yaa ngi doog a dégg làmmiñu askan wi wax leen dëgg ci yàlla tax kon ngeen xam ni dëgg la. waaw léegi ak maanaam. léegi ñun bi ñuy naan làmmiñu askan wi ak même pas 1 an fu mu agsi kon ñu xam ni dëgg la ci yàlla rek a tax xam nga làmmiñu askan wi mooy maanaam lu nga xamante dëgg la ci yàlla rek a tax à la base comprendre na. te tey si tey maanaam askan wi day wax askan wi dafa sonn askan wi du kóol yi kasi internet de non askan wi mu ngi si mbedd bi. boo génnee si mbedd bi ñu ngay romb maire jaaykatu caaf yi marchand ambulant yi turkatu mbalit yi buujumaan yi yaa ngi dégg maçon yi menuisier yi loolay askan wi looloo tax ñu naan askan wi li si mbedd bi te ñooñu macha allah alhamdulilah fu ñu génn dañuy tóojal. mais léegi dañ lay tóojal waa d'accord Khalifa mais tontuñu ba xam yow da nga tuddee sa bopp activiste comme ñoom Guy Marius Sagna comme ñoom Abdou Karim Gueye ainsi de suite waaw wala déet comme ça on avance ñu xam yow ban casquette nga yor carrément parce que génn nga si cadre rap yaa ngi si beneen cadre. man daal mooy li ma la wax musuma revendiquer ne activiste la mais bu fekkente ne man li may défendre cause yi may défendre ak di ko xeex pour intérêt Sénégal activisme la kon activiste la yaa ngi dégg. voilà mais à la base man artiste rappeur la porteur de voix làmmiñu askan wi. combat yi ndax bëri nañ combat yi pour suñuy valeur suñu intérêt diine ak suñu intérêt économie sénégalaise comprendre waaw te yaakaar naa képp ku nekk si combat di si wax rek activiste la quoi kon naa ne activiste la mais Khalifa saaga yi ngay saaga ci internet bi tamit non foo ko teg xam nga tey si tey bu jeexee gisoon nañ fi ay phénomène Assane Diouf bu jeexee jeex ñii nekk États-Unis di saaga bañ indi leen Sénégal comme ça mais comment se fait-il yow en tant que Khalifa Ba ak fi nga bokk ainsi de suite nga nekk ci internet bi di saaga ay autorité di saaga say nawle di saaga n'importe qui alors que mën nga wax li nga bëgg a wax mën nga lancer ce message sans pour autant tamit nga tooñ saaga yi ngay saaga ci internet bi foo ko teg. mooy lu ma la wax may la bu jeexee jeex na. bu jeexee jeex na mooy maanaam. man xëy na ma daan saaga xëy na war na def ay weer yu bëri wala at si ginnaaw wala 2 ans si ginnaaw est-ce que dégg. tey si tey kuy day weesu mote. non fan yii rek saaga nga fi Wally Seck. non loolu yàgg na. non si ay weer si ginnaaw waaw loolu drapeau bi 2 ans si ginnaaw la. non scandale bu mujj bi. bu Wally Seck bi waaw. rek saaga nga ci Wally Seck fonante bi. saaga fi ay naw bu daaj. déglul rek fonante bi. waaw fonante bi
loolu tey si tey jamono boobu noonu loolu yàgg na ay weer la si ginnaaw du dëgg te rëccuwuma si dara man sama waxu démb mooy sama waxu tey te mooy sama waxu suba incha allah li ma lay laaj mooy waaw Khalifa li ngay incarné nee nga yow yaay làmmiñu askan wi nee nga porteur de voix nga nee nga da nga dem ba gis ni waaw mais tey si tey dama valeur yi dañu am problème de valeur au Sénégal maanaam askan wi tamit sonn nañ donc yow da nga war a incarner ay valeur maanaam di wala influencer les jeunes ñuy gis si yow lu baax loo xam nañ ko topp mais suñu gisee benn Khalifa dem ba am benn audience bi ñu bari di la bàyyi xel ci internet bi ci réseaux sociaux yi ainsi de suite ngay taxaw di saaga ñoo xamante ni defuñ la dara di leen saaga nday est-ce que tamit loolu du la contredire par rapport ak yow li nga bëgg a wax. waaw xam nga tey si tey. est-ce que ça colle ak li nga wax tey si tey ku dee si marché bi yaa tàgge sa bopp. boo ñëwee si toile bi publiquement. di influencer sénégalais yi si lu bon di influencer samay rekk. ak samay jarbaat ak suñuy doom yi di ñëw si lu bon. ñun tamit saa waay xoolal ñu génn wan askan woowu ni kii du dara moo waraloon gaa yooyu noonu ñuy saaga seen ndey. moo tax ngay saaga waaye déglul lekk tey si tey. loolu xëy na bu jeexee jeex na parce que toll nañ foo xamante audience bi dépassé na booy jeunesse bi. dafa dem ba ay kilifa yu bëri duñu déglu te kilifa bu ñu déglu ñaan ñu. pour ñu bàyyi saaga. moo tax kilifa yooyu ñu jox leen seen cër jox leen seen wàccuwaay ba waxoon ni bàyyi nañ saaga te ba tey nii ma wax yow bàyyi nañ saaga est-ce que ay dégg. man bi may kalaa saaga. man ba saaga man bi may gëj a def vidéo di saaga def na ay weeri si ginnaaw. kooku man ki ngay wax nii xaw ma ko man tey si tey ki ngay wax nii. waaw dinañ si ñëw vidéo boobu sax man tudduma turu. vidéo boobu noonu. waaw xëy na yoon fu may daanelee mooy photo. est-ce que ay dégg. voilà photo mais vidéo bi doo ko mës a déglu ba dégg tur ma tudd tur. mais saaga nga. man du ma tudd turu caga. waaw est-ce que ay dégg fii caga la yaa ngi dégg waaw ki nga wax yow yaa ko xam loolu yow la man kooku sax jëntuwu ma ko mais mooy li ma la wax ku dee si marché yaa tàgge sa bopp boo ñëwee publiquement di jaay dëgër bët di jaay wowle naan da ngay wax di influencer ndaw yi si lu bon ñun ñu génn damaske la wan askan wi nii nga mel yow yaay kan. mais saaga yi au début lan moo ko waraloon lan moo taxoon nga doon saaga da nga doon inspiré wu si phénomène. parce que damay siis da nga bëggoon am xëcc gars yi. ñu man avant Assane Diouf. waaw avant Assane Diouf bi ngay wax nii man yi may wax maa ngay wax internet du fen internet am na date am na lépp dem leen ngeen xool yi yaa ngi dégg. voilà tey si tey mooy li ma lay wax man saa waa ji xoola. lépp man lu may exprimer wu dama koy wax muy dëgg ci yàlla rek a tax man du ma tricher. mais saaga yi lu ko waraloon. waaw mooy lu ma wax man mënuma tricher damay nekk si internet bi di publier muy publication écrite wala ma vidéo wala lépp su may exprimer wu damay exprimer wu en tant que tel li may ressentir laay génnee est-ce que ay dégg. du ma tricher parce que man a am nakaru xol quoi booy li am Sénégal ba nii may waxee daf ma metti booy Sénégal booy saa waay xoola. Man, je suis pas mécontent et je suis un grand mécontent, boy. Je suis un mécontent de par ce qui se passe ici au Sénégal. Y'a un dégg. Comprendre? Voilà. Moi, je suis ici, quoi. Moi, lolo. Ouais, déggoo ma la wax bu ma jàkkaarloo woon ak ñoom sax day gën a metti. mais li ma saaga noonu am nañ chance ba gisante wuñu bi may def vidéo. su ma doon def vidéo nii saa waay jàkkaarloo ak ñoom. gan di cravache laay jël. saa waa ji wala fil yooyu noonu filu courant yi saa waa ji di def vidéo ba pare saa waay xoola wax li may wax si vidéo ba pare jàkkaarloo ñoom di leen ko fëgg di leen ko caw parce que duñ ay nit saaga yi mooy lu ma la booy yow nekk moo booy yow t'as rien compris quoi comprendre ma de dama ni la man damay exprimer wu saa triche man ma tricher man je suis sincère booy mais ay kilifa ñaan nañ la ba ñaan nañ moom moo tax léegi vidéo yi ba nii ma wax ak yow vidéo yi day wex xàtt dëgër dëgg bi te yàlla rek a tax na doo si dégg saaga xëy na wax bi dina dëgër wow kongu yaa ngi dégg waaw mais doo si dégg saaga incha allah. lan mooy sa relation Khalifa ak Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz dama ko doon liggéeyal mu may fay ñu dem ba benn jamono mu may jaay doole teg sama kaw injustice moom laay dénoncé si même réew. Barthélémy Diaz loo ko doon liggéeyal. garde corps laa ko doon liggéeyal. yow garde corps nga.
man garde corps international la. kon gars yi naan la Khalifa util liggéey moo gën nga nekk si internet bi di saaga loo leen di tontu. ñooñu xamuñu nu mu demee. nit boo xamul xamoo ko. ngeen màndu te ngeen noppi di wax loo leen maîtriser ñun li ñuy wax si dëkk bi yëpp dañ ko maîtriser ñun duñu tuumaal te duñu sosal doomu aadama. am nga liggéey. déggoo lu ma la wax. ay liggéey ay rapproché ay liggéey. maanaam say business yu bëri nga am di ko dem bay jàppale doomu réew mi pour ñuy am liggéey kañ geen wala boog saa waay yi man maa modeste wàccee sama bopp nii gaan lu ma def ma mais munoon naa dajale gars yi ma lijjantil ba ñu am job ma leen di naan ne daf leen. parce que gars yi loolu la ñuy wax booy classe ci internet ñu naan mais Khalifa na dem uti liggéey bàyyi Wally Seck mi muy saaga bàyyi président bi muy saaga ainsi de suite donc leer na da nga doon liggéeyal Barthélémy Dias comme garde rapproché. waaw moo koy liggéeyal. mu teg sama kaw injustice moom laay dénoncer Sénégal. te képp kuy def sama kaw injustice moom ak naka la demee foog nga expliquer ñu tamit Khalifa ñu xam. parce que abus de confiance maanaam daf ma nax waaw xam nga contrat écrit la wala contrat moral. moom boo xool bu ñuy job contrat moral la parce que daf ma naxee sama papa est-ce que ay dégg waaw ba pare ñu dem ba si biir dem ba si kanam comme gel yi muy jël di embaucher ay gel lépp gaamal la sum waay booy xam nañ bu baax nu mu demee est-ce que ay dégg di jël ay gel yoo xam ni saa waay xoola BFM sax amuñu ko mu leen di jël di leen embaucher di leen defal ay embauchement ay contrat lépp est-ce que ay dégg xam nga si koo xamante nii man saa waay xoola j'ai fait les bancs j'ai appris booy maîtriser réew ni muy doxee man tey si tey waxuma la sax mairie mais ministère rek état ak yooyu noonu yëpp ñun xam nañ ñu muy doxee te mun nañ ci gérer lu bëri est-ce que ay dégg mais nag protocole ak garde rapproché loolu xëy na ñoom ay complexé nañ dañ nekk ay complexé moo tax ñuy xeeb ne ak kii de simple garde corps la est-ce que ay dégg waaw ba ñun ay protocole lañ daanu ma fay lu baax te loolu sax man maay xool kóolare est-ce que ay dégg te lu ma gënoon metti chaque mois ñu dagg sama xaalis 30 000 francs di ma ko nëbb mais dëgg mooy mujj keroog bu mu demee ba kalaatee est-ce que ay dégg ñoom saa yor nañ xam ni dëgg rek ay mujj te am na ñoo xamante ne nii saa waay injustice doo ko teg seen kaw même bu dee ay 10 ans la 20 ans sax bés dina jot gaan xoola yàlla leeral lépp saa waay ñun dëgg nañuy dund. mais problème bi lan la Barthélémy da nga dem ba jàpp ne lim la doon fay dafa tuuti wala. qu'est-ce qui se passe wala da nga gis ni muy géré mais ànd ba benn jamono. li ñu diggante woon si ay job ëlbatiku. defu ko parce que daf ma ne woon suy génn la may woo pour ma ñëw ñu ànd lu dëgg. ñu dem ba benn jamono mu ne non léegi dee leen ñëw mairie quoi comprendre na waaw ñu commencé ñëw nekkatul woon sax après affaire de job garde corps bi dafa dem ba nekk affaire de famille ñuy ñëw si mairie bi nekk comme genre employé mairie. comprendre na. di nekk si mairie bi di ñëw si mairie bi suy dem déguerpissement ñuy dem. si déguerpissement yi mairie buy def ay yenn activité soxla sécurité ñu dem teewal fa yaa ma gën a xam comprendre na xam nga loolu tey say mosuñu ko waxante si job mais xëy na dañ dem ba affaire bi nekk famille ñuy xool coloré léegi dem ba benn jamono job bi bëri te li ñuy fay noonu mooy loolu wéccit la saa yi ñu ko jotee 2 jours lay def si ñun 3 jours ñëw wax ak moom pour mu yokkal ñu xam nga mu ñuy gëmloo ko ni non jàpp leen si ngeen góorgóorlu dina baax quoi après naa ko gérer xam nga mel ni kuy jéem a saawaay naxante xale bu ndaw quoi ku ñu foog xale bu ndaw est-ce que yaa dégg waaw te tey si tey ñun xam nañ lépp nu mu demee waaw lépp nan la demee léegi nga jékki-jékki def say vidéo flash Barthélémy Dias booy dee leen dégg nii rek booy dee leen dégg nii rek man musuma ko xalamal daan nga xalamal Barthélémy Dias di ko supporter xam nga mooy lan moo ñu teg si kawam injustice ma génn dénoncer loolu parce que injustice mooy lu ma wax ñun di injustice mënuñu ko muñ mënuñu ko toogaaleel comprendre na kon bu defee suñu kaw injustice ak képp ku munti doon dañuy génn dénoncer ko loolu kase la est-ce que ay dégg gars yi da leen dégg nii rek seen tur yi ñoo fi nekk gars yi ñuy wax di tëbaka dal xabar waaw mooy loolu léegi ñu dara ñoom ñëpp a yam ce sont tous des politiciens li ñuy dénoncer si Macky Sall ñoom noonu nañ men xëy na ama politicien Barthélémy Dias ma maa ko wax sama baat sa kaw na ñëpp mer man ma desa sama dëgg kon yow da ngay ko ne sàcc c'est un politicien Barthélémy Dias booy il m'a déçu est-ce ay dëgg te man booy man du ma ragal de man nag may tëral ren ni ma lekk mais ñoom xam nañ bu baax sax nu mu demee ñoom ñoo la gën a xam wala boog injustice ku ko teg sama kaw saa waay xoola
ak képp koo munti doon saa waay du ma la ko mos a nangul Barthélémy Dias politicien la du gat du dara yaa ngi dégg xëy na amaana ñu ngi tëbaka dal naan mairie Dakar 17 milliards mairie Dakar bi kese la teg bët yaa ngi dégg Mermoz Sacré-Cœur bu ko suñu cour de contrôle yi toppoon A ba Z ñu jàpp ko épinglé ko moom. est-ce que yow li ngay wax ni. daf ma leer nañu yaa ngi koy peser Khalifa. maa ngi koy peser na waaye dëkk bi am na yoon. wala boog dëkk bi am na yoon booy. on est dans un pays de droit. yaa ngi dégg. est-ce que tamit am ngeen problème. lu ko si metti wala lu ko si kii rek na dem na porter plainte bu ñu demee si yoon saa waay ñu leeral yëpp ñun tey si tey xool kóolare sax. ak maanaam xool yu bëri. moo tax sax moom yóbbuñ ko yoon mais moom dañ ko naroon yóbbu yoon. parce que bi ma génnee ba dénoncé noonu ay sénégalais yu bëri dañ dajaloo ñëw def ma signe ne ma xoola saa waay lii ak lii la ñu def booy di ñaawlu nu mu leen dàqee yow ñoo xam ne yow bu ñuy am embauchement si mairie bi nekkagoo sax maire nga ñëw toog nekk maire parce que ànduñoo ak yow nga dàq leen est-ce que ay dégg jaay leen doole. tey si tey ñi nga dàqoon ñi nga jaay doole yëpp dajaloo nañ ñëw wax ma ko ba tey si tey xoola jamono boobu noonu. tribunal travail laa naroon dem barki alxuraanul karim mais ginnaaw yàlla xoola sama papa laa si ruus xool yeneen action yu bëri. mais est-ce que loolu tamit est-ce que tamit yow doo gis nga groupe WhatsApp bi xoolal groupe WhatsApp bi liiral groupe WhatsApp bi. injustice de Barth. du gis nga stop injustice de Barth gis nga participants yi si nekk gis nga ñii ñëpp man la sumwaay yi barki alxuraanul karim du gis nga ñii ñëpp Barthélémy Dias da leen jaay doole est-ce que ay dégg da leen jaay doole gars man la sumwaay xam nga dàq leen jaay leen affaire jaay leen pare ñii ñëpp laa naroon dajale xoola ñu yóbbu leen tribunal travail ñu yóbbu ko tribunal travail wan ko ni xoola Sénégal fii dëkku yoon la waaw mooy li ma la wax rek parce que dem nañ xool maanaam action yu bëri xam nga man tey see dama am kilifa yaa ngi dégg dama am kilifa quoi mais loolu nu ma gisee nii saawaay noo koy gérer le fait que bàyyi ko yàlla kese wax ko ni saawaay fii dëgg mooy mujj yàlla xoola laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñun saawaay balaa ñu lay dégg di la xam ak lépp ñu ngi coob ba suur di sant yàlla démb tey ak si nañuy sax est-ce que ay dégg ñun yàlla la ñuy dund moo war suñu wërsëg. mais Khalifa est-ce que li ngay def ni ànd na sa papa Maître Ba nekk avocat Barthélémy Dias yow ngay xeex ak Barthélémy Dias. nekkoon na avocat am. nekkatul avocat am. voilà tey si tey sax lan moo dindi loolu. loolu boo ko gisee nga laaj ko man loolu sama new si. mais moment bi ngay attaqué Barthélémy Dias sa papa mi ngi nekk avocat Barthélémy Dias. non je suis désolé mais demeewul noonu. nan la demee. xëy na moom bàyyi sax maanaam ba xëy na sama papa nekkatul avocat am moo tax mu ne parce que amul kóllëre ginnaaw lay féetee. waaw nokk nañ ko si kaso bi Tamba ay mbokkam sax daanuñu ko seeti di ko lijjanti kon sama papa dafa yàgg sonn si moom mu doon gor saa waay su ma siisoo nii sax laa lay wax nii day ñëw ne non kii sama rek la bàyyi ma xool lu ma koy jàppalee du dëgg waaw mais du gor dañuy sóob rek di tabaka dal du ñu dara dëgg naa mooy mujj. voilà léegi ñu ngi leen di fàttali yéen. Ami Diallo bàyyi la ma sax di ma ay waxam dama may siisuloo. voilà mooy loolu. mais foog ñu laaj la si Barthélémy Dias. Barthélémy Dias man nokku fële man faalewu ma Barthélémy Dias lijjantiwu ma Barthélémy Dias. man suis un Sénégalais. Dakar waa man sama surtout Jal Diop laa direct yaa ngi dégg si sama yaay yaa ngi dégg sama yaay lébu xoola Ndakaaru Njaay Jal Diop xaa yu si Diop bu gël tàppe moo jur sama yaay man tagg sa bopp de non damay wax rek man fu ma bokk Khalifa di tagg sa bopp xaa yu si Diop bu gël tàppe Petersen bi moo ko moomoon bëri ay titre foncier gël tàppe ak Médina est-ce que yaa ngi dégg kooku moo jur sama yaay kon man kan moo ma gën a bokk si réew mi ab Cap-Verdien jugee fee man dina ma gën a bokk si réew mi man wala bokk ma jaar ba Barthélémy Dias boo may wax ay waxam booy émission bi sax mun na yàqu kooku doomeraam la du dara voilà amee lu ko metti nag gaamal la sumwaaj na def lu muy def quoi di jaay wuyu di génnee kii naan day génnee ay pistolet ay yii nii naan dañuy yii nii ñun duñu ay régal barki alxuraanu karim Barthélémy Dias du dara ma maa ko wax léegi naka gisee affaire kilifa ak affaire ñoom kilifa ñu leen tudd ci ay affaire passeport trafic de passeport ban xalaat nga ci am. ñu ngi jéggalu nag ci saaga yi affaire privée la. waaw affaire privée boo xamante ne nii maanaam xëy na seen soor wala ñoom li ñuy xeexalee Sénégal nekk ay activiste
te kenn falu leen kenn dénku leen alalu sénégalais yi du dëgg waaw au contraire ñoom ñoo ñëw bëgg seen réew nekk ay porteur de voix bu leen neexoon du ñu wax si Sénégal bu leen neexoon ñu yam seen musique du dëgg dem lijjanti seeni ay voilà lijjanteex état xool ni ñuy lekkee xaalisu sénégalais yi xam nga dem noos seen noos mais defuñu ko dañ ñëw ànd ak askan wi di xeexal askan wi nag moo tax ñuy dénk suñu réew nga xam ni dañuy noot askan wi di leen xeex fii saawaay activiste toq mafia boo ko defee gars yi ñuy dal sa kaw du ñu la dool yërmande te ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo jiite réew mi am nañ ay ndaw ak maanaam ñu bokk si ñoom ñoo xam ni ñu ngi def ay jëf yu gën a salte gën a doy waar faux billet booy yow ngay rey économie économie sénégalaise kon yow da ngay cautionné li ñu jàppee ñoom waaye kii non dama ne la kumba am ndey kumba amul ndey bi nekk si réew mi loolu laay ñaawlu dóor doom làqu doom tey si tey xam nga ne ay sima wax kilifa ok même bu dee donte ni def nañ ñu ngi si kaso bi du dëgg waaw li ñuy ñaawlu kay mooy ñi nga xam ne def nañ lu gën a scandale lu gën a crime que loolu noonu parce que booy ay faux billets yooyu booy loolu crime la faux billets da ngay rey économie sénégalaise booy ñu lijjanti la génne la booy tey si tey moom député bi ngay waxal waaye dama ne la booy ñooñu booy si kaso bi da nga leen war a yóbbu seen place kaso bi la yaa ngi dégg waaw ay député yoo xamante ni nii gaañ jàpp nañ leen si affaire bu passeport yi tey seen déggatoo ko sax wala boog ñu ngi bëgg suul affaire boobu noonu te ñooñ seen place kaso bi la wala boog booy Sénégal li fi am dafa ñaaw quoi mooy lu ma wax dóor doom làq doom loolu noonu ndax moo nar a taalaat réew mi ah bon lu garaaw laa lay wax nii kon gis nga ne liñ jàppee si ñag bi la jëm ainsi de suite war nañ mën a tamit jàpp ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi ci biti waaw ñi nga xamante mais cautionné woo quand même ñoom liñ leen jàppee waaw loolu moom mooy li ma la wax loolu lu yàgg am Sénégal la waaw loolu moom lu yàgg am Sénégal léegi am na tamit yeneen ñaari député yoo xam ne ñu ngi leen di tudd ci affaire passeport diplôme waaw ñooñu dindi seen immunité parlementaire ba léegi déggoo ñu ne dindi nañ ko coobo déggatoo ko sax ñu ngi ci xam naa ñooñu moom seen sëriñ yi baax nañ ko waa déggatoo leen fenn de déggatoo leen de mais ñu ngi ci commission bi dindi immunité ñu ngi si de xam naa ne moom gars yi waxatuñ si waaw gars yi waxatuñ si di laaj fu mu toll te tamit ñeenee tamit waxuñu lu leer ñu war a teggi seen immunité du dëgg loolu gars yi jarul ay loolu bu nga naroon teggi nañ ko bu yàgg fii gis nañ Khalifa Sall si kaso bi nañ ko dugal doo koy teggi immunité am du dëgg voilà Ousmane Sonko immunité am mi ngi koy teggi dañ ko fast track fët la ko gars yi lijjanti yaa bëgg a xam kon mu ñuy yàpp ko waa xam nga voilà ñun nuñu ay ngaaxa gis nañ tamit Khalifa da ngay xeex wàllum homosexualité fii ci Sénégal doo leen may dara ci internet bi waaw lu ko waral depuis si moom mooy lu ma la wax man su ma amoon saawaay baat si réew mi wala su ma doon dogal si réew mi depuis bu ñu jàpp say xuur nañuy ñëkk dagg yaa ngi dégg say xuur nañuy ñëkk dagg pare xoola takk sa ñaari tànk si camion yaa ngi dégg waaw wala si bus tée la di la dëri Dakar ba Ziguinchor wala Dakar Thiès ak Dakar Thiès sax xëy na Dakar Tëngéej sax nga wàcc du dëgg góor jigéen baaxul booy saa waaj yi góor jigéen xasbunallahu wa ni'mal wakiilu depuis baaxul si réew loolu booy moo taxoon ñu dëpp suuf si jamono ci yàlla lóot yaa ngi dégg réew mi ni mu méttee yeex sobe si bëri si gaamal la sumuwaay xam nga problème yii nii yëpp booy ñoom ñoo ko indi booy saa waay parce que ñooñu mooy lu ma la wax bu ñu jaaree si koñ dëgg tànk yow xamoon ni sax fii depuis jar na fi nga romb si koñ boobu dëgg fa tànk tey si tey 40 jours booy ñu ngi lay rëbb yow boo si dee sa safara xaj na si te amaana jullit nga yow doo depuis yaa ngi dégg loolu ñaan yàlla si 40 jours yi yàlla du la ko nangul kon nga gis danger boobu ñooñu yàlla moo leen alag maanaam shayatin benn jinne bu gën a bon seytaane bu gën a bon ñooñu shayatin boobu mooy seen rab mooy depuis ñoom dañoo alku ñoom baaxuñu depuis kon looloo tax nga koy xeex waaw di ko xeex pour intérêt diine gi doo leen may dara pour intérêt islam seen lobby bi muy depuis LGBTQA bi malheureusement ñu seetaan ba mu ñëw Sénégal booy lobby boobu seen drapeau yëpp xoola maa ngi koy taaloon naa ko si marche depuis si donte ni dama tardé woon maa ngi ñëw si fin bi mais taal naa ko indi nga drapeau bi taal ko fa internet du fen mu ngi si internet
taal naa ko si sama vidéo single saafara jamono tey te naa continuer incha allah di ko taal ñu ngi ko fi mës a nangu yaa ngi dégg te di rafetlu tamit ànd sàmm jikko yeex ñeneen ak ñeneen ñëpp ñu koy xeex ñu ngi koy rafetlu di rafetlu tamit xale yi nga xamante yi ñoo génnoon ñu leen doon ko jàngal seen école ñu génn di kaas loolu macha allah alhamdulilah yéen ñëpp respect ñu ñooy nañu ndamoo di leen tiitaroo ok voilà mais politiciens yi nga xamante ne nii saa waay ñu ngi xool lobby wala ñu ngi xool lobby homosexuel bi xaalis bi mu leen di jox ñu koy encaissé yooyu yëpp xam nañ ñu mu demee ñu koy encaissé est-ce que yoo xam nga leen waaye dama ne la saa waa ji marche ànd saamu jikko yi manifestation bi Ousmane Sonko na nga si gisoon booy da nga koy tóojal Ousmane Sonko moom mais respect waa politiciens yi ñëwuñ politiciens yu bëri ñëwuñu dañoo encaissé du ñëpp encaissé de mais am na si ñoo xamante ni duñ sax wax si ñooñu waaw am na si ñoo xam ni duñu mës a wax si affaire u deux bus yi parce que ñu ngi xool alal bi nga xamante ni lobby yi nañ leen ko financé pour ñu nekk maire wala pour ñu nekk président bu ñëwoon jox la xaalis doo jël jamais de la vie yow saa waa ji man du ma toog ak deux bus yow bu ma leer yow xasbunallah wa ni'mal wakiil yow jaay pare nga quoi ay ñebe tous temps bi sax bareetul mais en 2019 wala bi ñuy préparer élection yi doon nañ la tudd c'est benn moto bu ñu sàcc ainsi de suite ba tëj la ci kaso bi dañuy ñëwaat juste rek ci condition wu détention prisonniers yi jot nga jaar Rebeuss lan moo la gën a marqué ci condition yi nga xamante ni moom moo nekk foofu juste 1-2 minutes. waaw Rebeuss moom vraiment moom dañ ko war a tëj 100 mètres dañ ko war a tëj waaw parce que foofu moom saa waay du palaasu nit foo xam ni tubaab yi jamono yu yàgg yi ay fas nañ fa doon denc xam nga lu ma la wax Moustapha Cissé Lo bi mu ñëwee 100 mètres chambre 3 dañ koy yóbbu dafa dugg rek saa waay xoola di jooy génnaat di jooy ne fii sama xar yi fi ma leen di denc sax moo gën fii yaa ngi dégg Rebeuss booy ba Rebeuss baaxul booy c'est une insulte booy ban genre chambre lañ la dugaloon si paquetage yi wala fan man 13 laa ñëkk dugg wala dañ la dafa 3 jours defaloon chambre kii quoi 3 jours non 3 jours laa def 13 juillet 13 lundi boobu Khalifa Sall maa ngi koy nuyu papa la si man respect mu yóbbu ma 44 moomu lijjantil ma dem 44 44 jamono boobu noonu moo doon xëy na palais 100 mètres parce que jamono boobu dañ tëjoon Apala doon ko tabax 44 la gaa yëpp nekkoon yaa ngi dégg 44 instant moo gënoon si kaso bi booy xool si chambre foofu moo tane woon si chambre bi parce que guddi bu jotoon ñëpp daan nelaw waaw daan nañ fa nekk foog naa du ñu bëriwaan ba bëri 44 est-ce que du nekk 80 personnes mais daal ñëpp daan nelaw donte ni dañuy paqueté yenn gars yi sax xama mais ñëppay nelaw quoi waaw 44 mais nelaw bi kaso bi dafa xat booy saa waay 100 mètres 100 mètres dafa xat te 100 mètres wóorul da ngeen chambre boobu xaw ma courant kii amoon fa électrocution waaw parce que courant moo ko indi te tey si tey booy kaa ma wax la yenn chambre yi bu xëyee mbabu bu mu leen jaaxal la yenn sénégalais yi waaw parce que mooy lu ma la wax ay maanaam Amnesty International ñooñu noonu booy seen liggéey Sénégal booy saa waay wala ñoom loolu ñooñu léegi la moo tax kenn déggatu leen quoi non 100 mètres dañ ko war a tëj amul dénoncé 100 mètres dañ ko war a tëj quoi pour yow Rebeuss dañ ko war a tëj raser ko def ko leneen wala même bu dee dañ koy defaat kaso ñu tabaxaat ko comprendre waaw chambre yooyu ñuy bees ñuy tabax chambre yooyu mais est-ce que photo yi ñuy wane Khalifa si internet bi di wane nit ñi comme genre paquet comme sardine quoi paquet de toog am na est-ce que loolu dëgg la noonu la paquet de sardine mooy paquet de tëdd waaw da ngay tëdd nii def nii waaw keneen ñëw tëdd nii moom tànkam moo lay féetee bopp yow say tànk féetee ko bopp ngeen paqueté da ngeen di collante paquetage boo dee ñëw paquetage day collé comme ça comme sardine ñi nga boîte de sardine moo ko ubbee sardine ni ngeen di gisee nii xam nga sardine yi dañuy collé mais bokkul benn bu ne noonu la demee nax noonu la lay paquetage da ngay collante nii léegi 100 mètres boo fa defee 2 jours am toxorom moose xam nga toxorom moose mooy feebaru kaso 2 jours nga fay def lan mooy toxorom moose mooy sa yaram bi day génnee ay picc rek da ngay mel ni comme genre wagalek comprendre waaw parce que wàllante bi la 2 jours 1 jour sax sa yaram bu séexloo mun nga ko am yaa ngi dégg
booy 100 mètres baaxul booy garde yi bu ñuy ub buntu yi lay daw arrière ndax xasaw. ndax xet gi génn xet bi parce que day xasaw léegi besoin yi naka lay demee ku war a dem besoin. toilette dina am toilette mais toilette rang bi day gudd ngay rang ba sonn xam nga imagine nga war a nga yambale boog waaw ñëw gaan war a dugg si douche bi ñëw taxaw fekk fa rang booy 10 personnes jiitu la danga koy def sa tubay néeg bi kenn du nooy booy 100 mètres li fa am dafa ñaaw de 100 mètres booy dignité humaine booy dañuy piétiner ni dignité humaine nañuy saaga booy barki alxuraanul karim foofu baaxul booy te tey si tey gars yi dañ ko layoo de gars yi fay dee noonu yëpp pour yow yàlla da koy atte de tempa loolu dafa ñaaw si réew quoi bu mel ni Sénégal Dakar capitale kaso yi di mel noonu booy est-ce que ay dégg loolu dafa ñaaw moom mi décédé si loxo yi takk de loolu tamit dañ koy dénoncer mooy jaay doole bi rek fii laa ilaha illallahu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla kase fi ne fii saawaay ku fiy jéem a jaay affaire wala jéem a jaay doole wala dara toos barki alxuraan ba dina ñëw mu xëpp sa kaw lu waay def boppam lu waay rend si loxoom lay nàcc est-ce que ay dégg tey si tey booy takk deri booy si ñu koy def takk deri sax moom gaa bëri na si ay maanaam ñun nite nekk nit xam ni tenue bi kat pour askan bi ne nga war a solal di jàppale askan wi taxawu askan wi yërëm askan wi ñooñu nañuy ndamoo di leen respecté di leen jox seen cër mais takk der yi nga xam ne dañuy jaay doole def abus de pouvoir abus d'autorité di jaayate doole ñooñu ay caapataat nañ duñu dara ñun duñu leen mës a respecté non ama lay wax quoi léegi Khalifa élection locale yi ñëw ngay soutenir ku ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane Ba lu xew xanaa sa mbokk la juste Cheikh Ahmed Tidiane Ba sa mbokk la askanu Medina à plus de 70% ñoo ko tànn bëggu ko ñun lu askan bi bëgg ñun loolu nañ bëgg xanaa sa mbokk la lu askan wi tànn ñun loolu nañ tànn waaw déggoo lu ma la wax Cheikh Ahmed Tidiane Ba moom tey si tey Medina nañu bokk muy doom Medina ba pare nax nekk maanaam ku am ay jikko yu baax am ay valeur yu baax ndax Cheikh El Hadj Abdoulaye Sy Dabakh moo ko jàngal alxuraan seen kër yi ñoo jàkkaarloo fee si Blaise Diagne bi jekkoo yaa ngi dégg tey si tey booy maintenant kooku la soxla pour defaraat maanaam jikko yi defar valeur yi yaa ngi dégg te kooku booy Nourou Abdou Diouf la teddee koo xam ne depuis 80 déglu lekk Bamba Fall foo toll déglu lekk depuis 92 non mais ñun dëgg na ñuy wax Bamba Fall bu liggéeyoon du su duñ ko collé motif ñun duñu tuumaal doomu aadama duñ sosal doomu aadama Bamba Fall li mu def maintenant dafa ñaaw amul benn maire bu ko def goxam yaa ngi dégg loolu dafa ñaaw te salte ñun doomu maintenant dañ nekk nit lekk nekk ay noble moo tax mais sinon bu amoon feneen gaan xëy na amaana gars yi màbb nañ dem jëli mairie bu yàgg dem këram moom taali ko Khalifa dañu gis sa combat ak ñi ngay saaga góor jigéen ñi franc-maçon yi di clash ñëpp bàyyiwoo kenn mais dañu gis ni tamit si sa combat amoo soutien wu carrément sa papa lan moo tax maître Cheikh Khoureyssi Ba du lay soutenir publiquement wala dafa xam ne yow nekkoo si dëgg yow kuy sa avocat yow la moo la wóor ni yow man awma sama soutien papa yow kan mooy sa avocat suñ la jàppee non mais man tey si tey bi may jàppee mbiru politique moom moo nekkoon sama avocat mais bi may jàppee mbiru people moom mus nga ko dégg mu nekk avocat si mbiru people est-ce que mus nga dégg maître Cheikh Khoureyssi Ba affaire de people mu nekk si avocat mu am si client musul am de bi may jàpp récemment affaire de people la te lu mu si waroon def na ko maa ngi koy sant di ko gërëm lu tax nekkul sa avocat mais soskat yi ak seetaane yi ñoo profité si loolu naan ay non booy bi papam sax jàppale woo ko tous loolu dëgg la wala dëgg tontul sama diggante ak sama papa xajoo leen si kan mooy sa avocat nekkul Cheikh Khoureyssi Ba mooy sa avocat wala du sa avocat si dossier yi ñu lay jàppe yëpp ak yi ngay am problème waaw ñaari dossier la ma mos a jàppee benn bi affaire de politique la moo nekkoon sama avocat affaire de people moom du défendre dossier yooyu léegi kan moo doon sa avocat kon sama 5 avocats la maa ngi di nuyu ñoom ñëpp 5 avocats waaw nga am si problème Nabou Dash benn moom si affaire u people parce que abu gars yi ñu xam ni foofu dama siy remercier maître Sey bu APR di si remercier maître Tall bu Pastef di si remercier tamit samay avocat yëpp est-ce que ay dégg parce que gars yëpp dañu xam ni lii du affaire de politique maanaam affaire bu maanaam people la ay saay-saay jël affaire bi bëgg ko mubboo bëgg ma si jaay doole bundu xatal ma comprendre moo tax askan wi comprendre loolu te ñun askan wi saawaay mooy lu ma la wax du opposition kase
du pouvoir kase lépp la parce que ñun ñëpp la lu dëgg. d'accord waaw. ñun saa waay intérêt Sénégal en général nañu. kon yaa ngi am soutien wu maître Cheikh Khoureychi Ba léegi. booy sama diggante ak sama papa seen yoon neew si quoi. bu leen sax jéem a dugg mais ñan di si ñoo la wax jaxase ak sa papa. déggoo lu ma la wax. waaw xanaa jéem. mais mënoo leen ñu sax mais jaxase. ñan ñoo la jéem a jaxase ak sa papa. mooy seytaane yi lekk. ñan ñooy seytaane yi. rambaaj yi fimis yi dëmm yi naafeq yi bullshit yi kanaare yi këtt geen yi. yaa ngi dégg toos ñebe. Khalifa taalibe Baay nga.